yàqu yi la di vaccination yo waaw est-ce que baax na looloo jar a laaj tribune yéene kaa ne boo sàgganee nag ci ajo la ñu jëm de daal di koy suspendre moom AstraZeneca gi la maar day taali fii ci Sénégal laaj la de parce que nag am na ci ay réew Europe yu bari yoo xam ne day daal dinañ koy dakal moom ñax boobee waaw parce que nag ginnaaw Danemark gële ak Irlande ak Islande ak Norvège ak Bulgarie waaw jàppal ni nag waa France day daal dinañ koy dakal waa Italie ak waa Espagne nee nañ suspendre nañ ko ba jëmmi jamono laa la wax ci wàllum xeexu corona googe Dakar Times ne AstraZeneca googe waaw daal dinay féewale adduna bi day diviser na monde ba Le Quotidien yéene kaa ne werante ci boppam kon moo bari na ca garab googe baax na wala baaxul laa la wax laas ne dëgg la de en tout cas jëfandikoom googe werante ga bari na am na ci ay réew yu bëree bëri ci Europe ge daal dinañ koy dakal laa la wax waaye professeur Tandakha Ndiaye Dièye ci la Soleil yéene kaay waaw nee na il faut ñu daal di continuer vaccination gi la ak AstraZeneca ga professeur Tandakha Ndiaye de dëgg la ci critique yéene kaay en tout cas ñun daal Sénégal yi nga xam ni kon ñoom lañ ñu jox loo boobee waaw amul benn xel mu tey amul benn jaxasoo di ambiguïté boo xam ne kon am na ca docteur Mamadou Ndiaye ci la Quotidien yéene kaay waaw nee na ñun daal suñu bos amul benn problème ba fii may wax ak yéen laa la wax lu ci doole fanweeri junni ci ay doomu aadama daal dinañ leen ñax source aané ak 24 heures en tout cas doomu jàngoro ji di corona day mi ngi continuer di rey ba léegi ni leen laa la wax maar di taali waaw parce que lu doole fukki doomu aadama ak juróom la rey démb allahu akbar inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dama ne la 15 décès ci benn fa donc am na ci ñeent fukk ak ñeent ci ay cas garaaw ñi ngi ci diggante dund ak dee la ilaha illallah sur quotidien moo taxit wootewu Seydina Limaamu Laay gi day waaw bi tombé corona gi lée Chérif Abdoulaye Thiaw Laye xalif ba la mu sàkku ca taalibe day mooy ku nekk da nga toog sa kër defee ko fa da leen a confiné waaw ca jamono jooje tribune yéene kaay nee na nees def nag ba jàmm ji ne ci biir réew mi daal di continuer ñi nga xam ne kon politique a tax ñu teg leen loxo ñu daal di leen fay génne ginnaaw manifestation yooyee kilifa diine yi day ñu ngi surveiller président Macky Sall la la wax loolu lay dëgg de parce que gis nga waa M2D ca la ñuy ñaxtu ñi nga xam ne kon dañ leen a denc ci kaso bi te politique dong tax nañ leen génne mais xoolal leen may exemple Guy Marius Sagna ak ña mu àndal dara taxul ñu jàpp leen lu dul am njortu gu ñaaw ca ñoom njortu gu ñaaw rek soupçonné looloo taxoon ñu jàpp ay ñoom Guy Marius Sagna waa lii luy ndeyam ci yéene kaa ne Touba kay jël nañ nguur ga Touba prend le pouvoir ndaw yi nga xam ne nag xalifu Touba googee moo leen yónni daay bi nga xam ne maara day taali moo naroon a lakk ci week-end bi lée ñooñee fay nañ ko de dëgg la parce que nag ñoom ñoo tax kon ba M2D daal di dakal seen manifestation yi nga xam ne kon naroon nañ koo am le témoin yéene kaa ne mbirum la taxal dox tànk ko jàmm waaw Serigne Mountakha Mbacké day Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh bu bees baa ngi nii lée yegg si na Sénégal Serigne Mountakha égal Dabakh Malick alhamdulilah moom Mbacké Balla Issa jàmm lañ ko nampatale muy rataxal rek te ay wu ca benn yoon dëgg la kii mooy fay lakk yi nga xam ne mooy jolli pompier social baa ngi nii lée Mbacké Balla Issa kii daal mooy ku tabe kii mooy jàppale doomu aadama yi loxo ci poos souteneur financier généreux Mbacké Balla Issa xalif général Mouride day waaw mooy autorité morale bi nga xam ne moom la sénégalais yëpp doon ñaan yàlla wàccee ko ci réew mi ne Mbacké Balla Issa dikk nga waxuñu Mouride yi kese de sénégalais yëpp lii lañ doon ñaan yàlla te yàlla may na leen ko Mbacké Balla Issa évidence Sénégal ne gis nga coow li fa mu toll woon di tension sociale bi ak soulèvement populaire ba waaw mais num Serigne Abdou Mbacké bu Daaru Muxti Serigne Ousmane Sonko ba ma ne la moo gisoon lii di dik jug wax ca kaw yegge ko Serigne Mountakha wax ak journaliste yi lée ginnaaw gi nag la ñenn ñi kon bëgg a def ay mbirum récupération politique waaye coow li bu dee am na kenn koo xam ne yeyool na jaajëfal yeyool na ay félicitations Serigne Abdou Mbacké mii la mu Daaru Muxti 24 heures yéene kaay ne gis nga alternance yi ci Sénégal gi lée waaw ñii dee dañuy yokk rek maar di taali waaw te gis nga ca 2012 boobee waaw mais nit ñi dañ ne woon alternance politique la nu bëggatuñoo gis ay bakkan yu rot 2021 ay bakkan rotaat na ba ëpp kay fukk ak ñett laa lay wax nii waatagum nañ maar di taali critique yéene kaay ne en tout cas APR département de Dakar day ci ginnaaw Abdoulaye Diouf Sarr waaw ñoom tam nee nañ dañoo fas yéene xeex de ngir jàppale président Macky Sall ca diwaanu Kaffrine gale ak ñoom Abdoulaye Sow waaw dama ne la féetaliwaat nañ seen kóllëre ak président Macky Sall de te nee nañ danañ ko xeex la te fu mu yem neex direct news ne Macky Sall day xamee nañu ànd ak mooma dama ne la ministre yeeg DG yi député yi laa lay wax nii waaw photo profilu Macky Sall ba day dañu koo dindi ci seeni WhatsApp laa la wax demal ca Touba gale responsable APR yëpp ca bopp ba Cheikh Abdou Gaynde Fatma ñoom ñëpp ni pat laa la wax ñoom Serigne Modou Bousso Dieng day ak Cheikh Ndiaye ñoo fa nekkoon di bur di bum ñooñu dee xanaa jox nañu dëgg tey Moustapha Cissé Lo mi doon wax ne bu dul moom Touba kenn xeexu fa ak opposition bi laa la wax demal ca Ndar géej ak ca Matam ak Louga juróom-ñaari ministre laa la wax waaw kenn défendrul président Macky Sall ministre de la jeunesse fa moom nee na Fatmata Tall daa daw laqatu ana ndaw COJER yi ana ndaw maire yi ak cadre yi bi riir mi jolle yéeni kaay Pape Jogoy Faye bi ne Babacar Justin Ndiaye day waaw nee na ñi nga xam ne Macky Sall da leen a jokkoon ay ndomba tànk waaw buñ ko mënulee défendre mais nañu bàyyi les écoles yéene kaay ne en tout cas société civile bi day ajuma ji ñu génn waaw daje nañoo président Macky Sall waaye wax na leen nag ñetti dëggam nee na leen man en tant que njiitum réew damaa mënul nangu ñu naan ma lii ngay def wala lee ngay def mën nañoo waxtaan na de ngir am ay
solution yooyee waaye état bi ci boppam kon dafa war a dëgër këcc te li ma bëgg nag mooy ngeen arrêté seen wax ji la dañu booloo liggéey parce que man mosuma wax ne damay am troisième mandat da nga koo ñeme président Macky Sall yamu ca dee ndaxte nee na dama ne justice bu convoqué am ni kookee daa war a dem wuy ji lu jëm nag ci wàllum Karim Wade Khalifa Sall mi lay waaw mais d'accord naa ñu waxtaanee ko sur quotidien ne Macky Sall day ñaari karkanam la yor ne waaw daa génnee yab yu teg ni la génnee carotte ya teg ne waaw parce que président Macky Sall kon ba coow la amee day génnee na ñetti téeméer ak juróom fukk ci ay milliards daal di teg ca kaw taabal ja ne lii pour ndaw yi la fii ak ñetti at way Samba ñu ne déet ni waay Macky Sall ne wàllum couvre-feu bi lé léegi minuit la 5 heures du matin na nooy ñu ne déet ni waay Macky Sall ne état d'urgence sanitaire bi lé le 19 mars bii di ñëw day dak ne na nooy waaye ca jamono jooje Macky Sall li Antoine Diome waxoon ca la ne maanaam xale yi ba léegi ne na ñu ngi leen denc ci kaso bi te Antoine Diome dane woon ñi nga xam ne ñoo doon manifester ko toj dañ leen wër jàpp leen teg leen ci yoon laa la wax te Macky Sall ci loolu la nekk ba léegi ni la te pourtant nee na nooy sursaane en tout cas Ousmane Sonko day waaw ci jamono day ay costume produit corps yu baax la doon laal micro concert système ay seextet waaw waaye léegi Ousmane Sonko daal ba mu génnee ci lii ak léegi ni lée sañ sa yëre olof bi rek Alkali Diouf professeur la en marketing ak communication politique waaw nee na njiital Pastef dafa bëgg a wan waa Sénégal gi la ne leen man maa yéenay man kon nag ñoo bokk li ñuy wax ñoo bokk li ñuy lakk na nooy rek lees ko yéene kaa ne nguuru Sénégal ga day porte plainte ne na ngir wàllum terrorisme kon ak menace de mort Ousmane Tounkara day teg nañ ko loxo kon ca américain mar d'Italie last wàllum harcèlement sexuel yi nga xam ne nag moo am ci bërëbu liggéeykaay waaw mais am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir service yi la ditkil jamono AB mi la nee na man de tuutee des ma tas ndax benn cabinet avocat bi ma nekkoon benn avocat bu ma doon harcelé di ma harcelé ba ma nar a tas sama sëy ba laa la wax mais na ngi ni la nee na journaliste la man de sama directeur de publication waaw daanaka damaa mujj bàyyi mujj koo jox sama bopp saay bu ko neexee jëfandikoo ma laa la wax ardi tali ilaha illallah libération yi ne kaay ne chambre de commerce bu Ndakaaru njaay jël joob gi la day waaw lu tolloog ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar yu toftal na ci ay millions la ñu fa sàcc laa la wax la ilaha illallah ay agent yu bëree bëri ak ay chef de département lañ ci tudd de ay signature yu ñu toppandoo ay bordereau yoo xam ne trafiqué 126 millions yoo xam ne dañuy may ca yàlla ndaw xaalis bu bëri waaye nag xaalis bii day ca chambre de commerce ñu sàcc ko ak lu mu bëri du gën a bëri xaalisu pétrole bi de déedéet moo tax suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjë sa Gambie la ñu koy dooree ville bi di Sayang démb coow am na fa benn doomu réewum Sénégal la ñu fa tuumal ne dafa sàcc na muy jéemee rëcc rek la am ku mu jam mu doxe fa ñàkk bakkanam commissariat ba ñu ko dencoon askan wa mer ba futt tax na ñu dem taal ko caxatee alalu nappkat ya nga xam ne ñoo nekkoon ca foofee di ay sénégalais askan wa nag maanaam askan wa yeewoo ca Sayang mer nañu ba futt te nag soo moyul kon nag foofee fitna mën na fa am looloo sabab mu mel ni secrétaire d'état bi nga xam ne moo yor sénégalais ya nekk mbir sa biti réew nee na dana def kéem kàttanam teel saa jóg wax si dox si ngir nag saafara daal di say am El Hadji Mouhamadou Mansour maa ngi laa nuyu. moom mu mel ni affaire bi sensible na trop waaye nag faw nguurug Sénégal teel cee wax. man li may jëkk mooy gàcce ngalaama sax waa rédaction du groupe des médias parce que bokk nañ ci ñu jëkk ji yëkk xibaar bi mais dañu waxtaan ni dafa sensible te itam leeragul alors gis nga bi mun leeree fi mu mujjee parce que ñun li ñu jëkkoon a jox ci xibaar mooy ay Sénégalais yi doon xeex ak benn Gambien ba rey Gambien bi alors que du loolu Sénégalais bi moo doon sàcc ba noppi rey Gambien bi léegi ay mbokkam dem di def intervention ca fa ñu ko denc ci commissariat ba moo tax tey giñ ci tey am gi mu am solo gis nga démb am nañu sax benn témoin bu ñu ci jëloon mais dañ ko mujj sucré ba ñu ko jàllale loolu mooy sens de responsabilité bi nga xam ni taskatu xibaar bi daf koy am ci liggéeyam mais li jaadu ci kilifay Sénégal yi foog ñu gaaw baral jéego yi coopérer ak seen ay nattangoo yu Gambie ñu jéem ci trouver solution Gambie ñoom seen jaan wàcc na parce que seetaanuñu Sénégalais boobu Gambien yi rey ko comme ni mu reyee ki mu doon sàcc donc loolu déjà wane na Gambie ñoom ni ñuy garder ni ñuy rafetale relation diggante ñaari dëkk yi ci kilifa yi nag la des parce que ab sàcc moom kenn du ko fat kenn du ko protéger c'est vrai que duñ bàyyi ñu rey ko ndax nit la mais nag na yoon def liggéeyam ci nu mu jaadoo aussi itam ñu def ko ci façon boo xam ni bu leer lay nekk parce que waa Gambie ñoom seen jaan wàcc na moo tax joxewuñu Sénégalais pour ay mbokk ki mu rey man ko mën a fayee ko ci koom te foofu lay fi toll Sénégalais yi aussi nit ki fu mu mën di dem na respecté yoonu réew boobu mais jikko nag moom fu baram dem daf ko yóbbaale mais sàcc moom kenn du ko cautionné ab sàcc sanctionné rek. teg ay daan juróom-benni fan ci weeru janvier catum 2018 la woon fàtte xaju fi mu di njombe la moon sa àllap ba fa bayot ña nga xam ne lañ sa tegoon loxo Cour suprême ni ki démb la doon sëggaat seen ab dossier la ñu doon sàkku moo di ñu bàyyi na gës ndiku loolee nag dañu leen ko bañal kenn ci seen i avocat maître Ciré Clédor Ly mu ngay xam ne kon la waral kon nag ñu bañal leen ko du lenn lu dul mbirum
kaaraange te loolee nag nee na dafa oyof lool ñu teew lay kàddoom. Cour suprême dafa lànk ne buñ leen bàyyi ñu dem lànk boobu ne mu ngi ci teg ne loolu amoon ba tey ji dafa doon maanaam ay yëngu-yëngu yu mu indi woon ci gox bi te yëngu-yëngu yooyu tey na seet ñu bëgg xam kañ lay sëy te ñu nekk bu fekkee ne que bàyyi nañ leen mun nañu dem wër yi seede yi rey leen foog naa boo fa bayoot la fa xew ca àll ba amuloon seede kon loolu mu doon lu ñu jaaxal lool. wàllum yoon la ñuy desandi ak Guy Marius Sagna dañu ko tegandi loxo ca kasop Sibi Xotaan jël na dogal xiifal ba nga xam ne moom la bëggoon sumb tegandi ko ci suuf loolee nag la ko waral du lenn lu dul ki nga xam ne moom mooy xalifa général kullu murid moo si def ay jéego te nee na nag loxo ba mu ko tàllal daf koy fekk si moom coordonnateur bu mouvement Frapp France Dégage ñu ngi ko tegoon loxo ci mbiru l'enquête bu jëm ci mbiru Ousmane Sonko Adji Sarr ci jamono joojee kon nañu ko tegoon loxo ci mu mel ni kon dañ si teewlu avocat wam maître Moussa Sarr si ay kàddu yamu ca yëkkati. xam nga ñun suñu réew Sénégal dañu baaxoo di jox cër kilifa rawatina kilifa diin xam nga kilifa dafa am solo ci nit donc kenn du am lu mel noonu di ko foye kon ñun dañuy rafetlu li nga xam ne moom la Serigne Mountakha Mbacké wéyal di ko doxal pour ñaan ñëpp ñi nga xam ne dañ doon waaj ay yëngatu pour que ñu mën a bàyyi business politique yi mu ñaan ñëpp ñu teg lépp ci suuf gii dafa am lañ ko tuumal te ñun jàpp nañ leen ñu ko tuumal moom dara amu ci dañ ko téye fàggandiku te téye fàggandiku amul ci droit kenn mënul téye nit parce que da nga njortu ne war na wax kon ñun li ñuy jéem fi mu ne nii mooy fexe ñu déglu ko nu mu gën a gaawe ci liñ ko tuumale. mu ngoog El Hadj Sénégal yàgg na xi jàmbaaram waaye Sénégal yàgg na ay nitu diineem naka maam Abdoul Aziz Sy Dabakh daan defee noonu la ko Serigne Mountakha Mbacké defee moom xalifa général kullu murid di def ay jéego ba si Guy Marius Sagna mi nga xam ne nee na dégg na ay kàddoom moo tax mu teg si suuf xiifal gi. te muy leçon bu am solo nag. ndax ku mel ni sëñ Mountakha kàddoom kenn du ko tànqamlu benn yoon ndax du tànqamlu benn yoon soxla askan wi. ci bu laajee financement ci bu laajee conseil ci bu laajee taxaw surtout ndawam li muy yónni di Serigne Badawi ibnu Sëñ Fallou Mbacké nga xam ni ci cawarte gi ci njàmbaarte gi ci jéego yu am solo yi nga xam ni moom lay def kenn umpale poids bi nga xam ni Touba am na ko ci stabilité ci Sénégal donc Guy Marius Sagna bu wuysee woote boobee def na li ko war te bépp Sénégalais itam bu sëñ Mountakha joxe ndigal ci sàkku ci ak dal ci Sénégal balaa kàddoom di wadd wax nga caa nekk. donc loolu am solo la question bi nekk ci biir nag mooy Guy Marius Sagna li taxoon mu commencé entamer grève de la faim dafa am ay questions yu sensibles yoo xam ni moom bu génnee xëy na dina ko leeral mais dafa am ay non-dits parce que laataa muy egg ci grève de la faim jëkkoon nañu ko simmi ba mu ni dungu ñu isolé ko lan la doon kaas. lan moo nekkoon ci prison ba ànd ci woon ba tax mu egg ci étape boobu loolu dañ ko war a leeral c'est-à-dire que ñu xam ne ni ñi nga xam ni dañu ñàkk liberté ñu tëj leen benn place loolu doy na ci sanction boo ci yokkaatee yeneen yoo xam ni doxalin wu méngoowul ak yoon la ci biir kaso bi ñuy jubbantee ku ñu jàpp ni dafa nekkul ci yoon ba ñu yóbbu ko fa ngir bu nekk ci yoon bu fa lu nekkul ci yoon amee ak jalgati lay daal di doon. loolu nag xëy na comme jamono ji ci apaisement la ñu toll. mais am na non-dit yoo xam ne bu Guy Marius Sagna génnee bu defee ay révélation état bi day nekk responsabilité am pour mu leeral ko parce que ba léegi am na loo xam ne leeragul parce que liñ ko isolé noonu war nañoo xam lan moo tax cause bi li tax mu commencé woon xiifal boppam war nañoo xam lan moo tax maam. doxalinu xalif bi Birahim Diadji Touré jamono ji nga xam ne gis nañu fu mu def jéego jàmm daal di say am. waaw xam nga dañoo gis xalif bi génn porte-parole toog ci wetam ak yeneen ay autorités. moo xew ci réew mais li ñu jàpp mooy wax na ko nee na avant dara di xew mu ngoog dafa mel ni kon dafa am problème ci micro am daañu ci dikkaat kon mu mel ni jàpp leen ne niñ leen ko waxee sànq Ousmane Tounkara lay wuyoo sa réewum États-Unis la nekkoon kaddu ya mu daan yëkkati xala ñagas lool ba ci ay menaces de mort la ñu wax ne mu ko doon jëmale ci yenn ci ay autorité waaye it wàllum terrorisme bokk na sa la ñu koy tuumaal moom ci boppam dañu ko teg loxo te yàggatul dara nee nañu soomu dañ ko jébbal autorité yu Sénégal ndax ñoom ci boppam ñoo ko doon clamé dañuy rek déglu as lëf ca la nga xam ne moo di ay kàddu yoo nga xam ne daf ko daan faral di yëkkati di ñu di kaat ba sori Sénégal sotti suñu ginnaaw loolu du problème dinañu dem dinañ leen yóbbaale yéen kii di Antoine Diome
kii di Macky Sall kii di defkatu ñaawteef yi yéen dinañu dem dinañ leen yóbbaale notre plan est bien dessiné te du leen bàyyi ginnaaw bu ma leen ko waxee rek gëm leen ma du benn xale boo leen di jàpp du benn téléphone boo leen jàpp foofu le plan n'est pas dans ces téléphones le plan n'est pas avec ces enfants le plan est déjà dessiné yéen di ngeen ñàkk seen bakkan yow Macky Sall ak ñi leen wër bind leen ko ne leen Tunkara lii la wax dem leen nag ngeen report de parce que FBI chaque jour ñu woo ma chaque jour je suis appelé ici ne ma Tunkara gars yi nee nañu lii gars yi nee nañu la loolu du problème ndax Tunkara ragalul dee yéen a ragal dee Tunkara ragalul dee de déedéet mais yéen moom incha allahu rabbi dinañu jël seen bakkan yéen bu soobee yàlla kii di Antoine Diome mu nga kooku mooy Ousmane Tounkara la ñu teg loxo foofee ci réewum États-Unis information boobu la ñu am ne kon autorité yu Sénégal ñoom ñoo ko rek clamé ba ñu ne yàggatul dara soo mooy daañu ko jébbal El Hadj ni ñu ko defee woon si Assane Diouf kon ma ne sañ wax ne loolu mooy yot ki di Ousmane Tounkara. Sénégal nekk fi star moo yomb ba ci wax bu ñaaw dañu koy cautionné def ci nit star Ousmane Tounkara du benn yoon bu ay kàddum di jib di rafet par rapport ak âge bi nga xam ne am na ko gis nga muus moom neel muus la nen la ñun fii Sénégal kenn dàquñu critiquer bu fekkente ni bi critique jot na lu objectif lay doon presse bu Sénégal bu fekkee am na lu objectif lu ñu war a critiquer dañ koy critiquer bu ñu joxe info dañuy joxe info mais nekk à l'étranger dàqatu ci ginnaaw benn caméra après di saaga tout le monde di taxe ay nit góor jigéen amoo preuve di taxe ay nit sàcc amoo preuve loolu aussi dafa jaadu yoon def ci liggéey moi je pense il est temps moo xam gouvernement bu Amérique moo xam gouvernement bu France moo xam Allemagne moo xam bépp réew boo xam ne am nga relation ak Sénégal ñu bañ a permettre te ay doomu Sénégal di nekk foofu du ñu am dara lu leen wóor ci ni Sénégal di doxee waaye ci wàllu politique rek nga toog saaga Mame Mbaye ba mu neex la ca fa nga nekk surtout âge bi nga xam ne Ousmane Tounkara am na loolu kenn mënu ko cautionner kenn ku nekk da ngay xool kàddu yi Tounkara di yëkkat di ko teg ci kaw bàyyi jàmbur nga jël sa way jur takk foog ci palaasam ba xam buñ ko waxee dina la neex wala déet nit mun nay joxe xalaatam nit mun nay argumenté nit mun nay opposé wu ci lu mu àndul mais di saaga di teg sa nit góor jigéen naan attaqué leen kër diw taal ko Ousmane Tounkara bu ñu ñëwoon Sénégal xam tonu ciment ñaata lay jar xam si wa peinture ñaata lay jar du pousser xale yi pour ñu taal xale yi bi ñu waxee manifester nañu objectivement manifester nañu comme ni leen ko yoon jàppandale ñu ngi métti lu bakkee ni bi fi rot waaye lépp jeex na ci jàmm parce que manifestation la ak ay moment moom manifesté wul moom bokkul ci manifestation moom bitim réew la nekk benn bi ci des itam nit ki am na benn parcours booy jaar am ay dossiers yoo xam ne mele woon nga ci moi je pense Sénégal yi bu ñu lay déglu sax fa nga nekk di laaj yow kañ nga fiy ñëw wala doo fi ñëw wala déet laqatu ci benn quelque part saaga bu mujj nekk star mais ban àdduna la ñu nekk Ousmane Tounkara muy moom ak képp koo xam ne yaa ngi def comme moom nit bu génnee cadre nit summa radatnahu asfala safilin nit bu génnee cadre nit dañ koy jàppe comme bàyyi ma mënoo nekk quelque part di filmer sa bopp di saaga ay nit rek ku la neex nga taxé ko kaw jigéen ku la neex nga saaga ko ku la neex nga vilipender ko après bu ñuy wax di masla di indi ay langage diplomatique et il n'est pas diplomate dëgg lay doon Ousmane Tounkara li muy def du dëgg du yoon kenn du ko cautionné moom jëmm la na jubbantiwaat ay kàddoom joxe xalaatam ci ni réew mi doxe ñu déglu ko. jaajëfee laaj Birahim. waaw kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko mu Ousmane Tounkara. xam nga dafa am loo xamee ni liñ naan débat d'idées nit ku nekk da ngay joxe sa xalaat dafa am benn xët boo xamee ni ay intellectuels ay journalistes ay penseurs dañu ko bind lu toll ak 130 personnes signé ko muy presque dans tous les journaux tey di si jaajëfal ku ci mel ni Abdou Khadre Lo di journaliste consultant lu ñu wax mooy de la liberté d'opinion en toutes circonstances li ñu fësal mooy tey réseaux sociaux yi nouveauté bi mooy dafa am li ñu woowee systématisation du risque de violence verbale et physique yamul ci vidéo xam nga Mansour mu ngi wax vidéo am na ñu def vidéo mais am na ñoo xam ne dañuy bind ci réseaux sociaux ci Facebook ci WhatsApp ci yeneen ak yeneen réseaux sociaux yu siiw yi di ci wax ak di ci attaquer ay nit tout simplement parce que li ñu naan pensée unique la ñu bëgg a jël maanaam man li ma xalaat ma bokk ci parti sangam wala bokk ak diw obédience sur le plan religieux wala sur le plan politique boo àndul ak man ci li may wax wala ci ni ma xalaatee
dama lay jël def la opposant wala ma jël la def la koo xamee ni dama la war a descendre coûte que coûte ci wàlluk wax ci wàlluk jëfin et cetera mais nul n'est censé ignorer la loi boobu nga xamee nooy faral di ko wax am na loo xamee ni nit amul sañ-sañam ndax quand mën nga joxe sa opinion wax nu mu la neexee mais ak ci cadre bi nga koy waxee ak tamit kàddu yi nga xamee ni moom ngay yëkkati quand il s'agit de ne nañu attaqué kër sangam ak kër sangam doon ay citoyens sénégalais wala doon ay autorités loolu menace la boo xamee ni ci yenn réew yi dañ lay dem jëli la ci yenn réew yi ca Europe wala ci États-Unis nga menacé ne ni dañu dem taali Capitole président ba nekkoon États-Unis dañ ko woolu pour entendre ko ba juger ko gis ni finalement setal nañu ko mais c'était le président des États-Unis di Donald Trump parce que dañoo jot ni kàddoom moom moo indi nit ñi dem song ji Capitole ba am ay nit ñu ci faatu am ay nit ñu ci gaañu ak yu ni mel te pourtant c'est dëkk la boo xam ne moo ñu ëpp ñun téeméeri yoon démocratie foofu la gën a taxaw ko fii ci suñuy réew yeneen ni réew am na kàddu yoo xam ne boo ko yëkkatee dañuy dem jëli la quel que soit parti politique bi nga bokk wala quel que soit ci wàllu obédience ci wàllu diine et cetera gis nañ ko fi muy law ci biir diine ñi di wax di tudd ci ay sëriñ tarixa nangam wala tarixa nangam ñu bàyyi mu sedd loolu dafa rafetul te bu ñu ko teelu la artu mais ci dérive yu mel ni lay indi te dérive bu fekkee ni ci kàddu lay tàmbalee mais day mujjee ci jëf di maanaam kàddu la ñuy yëkkati nañu dem taal këru sàngam mais ku ci mel ni Maître El Hadji Diouf mën naa wax ni par exemple man taal nañu sama kër est-ce que du kàddu diw moo indi ñu taal sama kër rien ne peut le prouver mën na ñëw ne ni diw moo ne nañu taal këru ay autorité ñu taal sama kër moom laay porter plainte parce que moom moo wax loolu am na ci sañ-sañam keneen ak keneen ne ni saaga nañ ma wala def nañ ma nangam wala dogaale nañ ma ci tali bi wala ci yoon bi ki ma dogaale diw moo ko yónni pour mu dogaale ma donc liberté d'opinion d'accord mais nag dafa am fu mu war a yem. rawatina si ku nekk benn situation irrégulière. mais situation boo xamee ni déjà on donne des informations concernant Tounkara que ni am na lu ñu ko ñëkk a tuumaal ci lu yàgg foofu ci États-Unis ci wàllu sàccum oto. Ah bon? ak yeneen doon nañ ko foofu ci Assane Diouf ne ni ex-femme am moo ko porté woon plainte ndax yenn ci ay violences yu mu doon def ci moom ak lu mu ko ameel ak yeneen mais mënoo nekk déjà. askan. mais on a pris des mais malheureusement jël nañu ay saagakat ñu taxawal benn kuréel. tuddee seen bopp le peuple je suis désolé. man je peux pas prendre pour su may jël référence je prends référence comme ni ko Mansour doon waxee suñu kilifa diine yi. ci seen kàddu ci seen. ci seen doxalin. ci ñenn ñi nga xamee ni dañu nekk ci métier bi wala ñu nekk ci réew mi di doxal boo xam ne mooy doxal bu sell mais man dama jël référence ci kuy saaga quelle que soit l'opinion wala quel que soit loolu mën a metti mais li ñu naan débat d'idées dafa am nga wax sa xalaat ma wax sama xalaat ñu échanger mën naa am nga yeey ma. ci yow sa xalaat mën naa man ma yee la ci yow ci sama xalaat mais waxtaan la war a doon mais warul doon loo xamee ni saaga wala menacer parce que menace verbale fu muy mujjee mooy menace physique. voilà ñu wax ci li nga xam ne moom mooy vaccin AstraZeneca xam ngeen ne kon jaww mu ngaa wéy di sa desu xambin fukk ci ay réew yu Europe nee nañu dañu ko fay dakkal bokk na ca France Espagne Italie Allemagne mu mel ni kon dogal boobee la ñu jël mu mel ni te président Emmanuel Macron bu France démb la xam ne ni kon dan vaccin boobee da koy rek aayandi ca réew ma laata kon ñu def ay gëstu ni ñu ko nemmeekoo si yeneen ci ay réew agence européenne des médicaments tënku ci EMA nee nañu tey jii si ngoon daan ci joxe seen xalaat jëm ci vaccin britannique boobee ndax mën na andi ay gàllankoor am déet groupe pharmaceutique suédois ñoom naka la ñu amuñu benn preuve ni kon ku ñàkk lu ni mel mën nga ci am ay mën nga si jëlee lu nga xam ne ni mën nga si jëlee ay gaañu lu ci mel ni kon deret bu tëw wala sax buy way niñ koy rek waxee waa OMS ñoom it nee nañu nag gisaguñu lu waral rek ñu mën a tere vaccin AstraZeneca boobee daañ si dikkaat niñ ko waxee su neen jotaay xibaar kon laata ñuy dem ci page de sport bi ndax waxtu baa ngi sori wàllum vaccin bi AstraZeneca bi coow am na ci jamono ji coow am na ci te comme ñi nga xamante ni bi ñoo ñu ëpp ay moyens ci am ay vaccin ñoom dem nañu ba gis ni mu ngi def njombe te du benn boobu dong moom moo existe am na yeneen yu fi nekk te tuumaal lu ñu leen ko kon benn boobu dafa laaj ñun waa Sénégal ñu tey ci te am na ay xibaar yoo xam ne xëy na doonagul lu officiel doonagul lu wóor mais mu ngi am fu muy wadde ndànk-ndànk ci ñu jotoon a jël ay vaccin après am ay problème démb ak tey ci Sénégal
donc loolu nag comité de suivi bi ñu taxawal ñu ngi leen di ñaan ñu jige famille yooyu bañ a snobé bañ a ñàkkal fayda xibaar yooyu jige famille yooyu jéem a def ay gëstu def ay prélèvement xam ba xam li impacté tawat yooyu wala malaise yooyu wala décès yooyu ndax ci dañ koy boole comptabiliser ci effet secondaire wala déet mais yooyu yëpp comité bi moom moo ci taxawee ko saytu ko toujours ngir jox sénégalais yi ay xibaar yu leer comme ñu commencé nañu vacciner sénégalais yi vaccin boobu yi nga xam ni tey na xelu tubaab yi déjà moom am na réew yoo xam ni comptabiliser nañu plus de 30 personnes yoo xam ni faatu nañu ndax ñàkk yooyu donc day mujj commencé nekk problème. day commencé nekk problème xanaa rek dinañ fàttali ni kon jëruñ ñu dénk wàllum tourisme ak transport aérien moom mi ngi woon sa Ndar ngir nag nemmeeku liggéeyub aéroport international bu Saint-Louis moom Aliou Sarr la mu xamle moo di liggéey bi ñu ngi ko xayma ci $20 milliards si suñuy koppa te dana nag yemb ci njeextalu at mi lépp lu nga xam ne ay tabax la yu wër aéroport ba dañ leen fay jëlee ba noppi seen i borom ñu ndàmp leen Aliou Sarr ay kàddoom dinañ ko teewlu si sunu yeneen jotaayu xibaar ànd Cheikh Babacar Niang ak Jeylani Sarr ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon. tàggat yaram bàkk ba jip Pape Mantam bu daal di teew ma naan kan asalaamaaleykum. aleykum salaam Mame Mbaye Ndiaye. naka yi tey. alhamdulilah waa Jam City. ñëpp a ngi lay nuyu bu baax ñu ngi lay sant bu baax. ñu mel ni dañ koy dooree sa Alger waa TFC fës kee ne jàkkaarloo waa Mouloudia. waaw tey jii nag lay doon bu 19h jotee foofu ca stade bu 5 juillet 1962 bu Alger kon tey Teungueth FC fas yéene ci laale ak Mouloudia club bu Alger Teungueth nag di fàttali moom ci groupe D bi benn poñ rek la ci jot amagum ndaxte nag si ñett génn yum ci am ñaari défaite la ci am ak benn match nul ba tax na nag ki leen di tàggat di Youssouf Dabo gis na ne nag tey faaw nag ñu mun a am ndam bu ñu nag bëggee descendi ci boobule compétition jot nañ nag teewlu ay kàddoom ni ki sànq kon tamit lu jëm ci wàllum coupe bu kaaf ni ki nag ëllëg la jaraaf bu Ndakaaru moom di dalal ñii di waa sport faction jaraaf nag di fàttali moom ci gënnam bu njëkk moom tamit dafa nag lajjoon ci kanamu étoile sportive bu Sahel bu suus ñaari bal ci dara kon jàppoon ne sax tey ji la nag la ñu amal conférence de presse avant match bi loolu nag bu 15h jotee la doon foofu si stade Lat Dior bu Thiès ci teewaayu nag ñaari coach yi ni ki noonu club bu nekk ak benn ci ay joueur am kon jaraaf ak club sportif faction ëllëg lay doon ci stade Lat Dior bu Thiès. Afrobasket 2021 sunu gaynde yu jigéen ñi dañu ngi ci wàccaay li waaw ñu ngi ci wàccaay li nag ndaxte démb sax ci altine gi ci lañ amal nag seen ñaareelu stage externe kon ñu jàpp ne sax ñoom ñi leen nag kii leen di tàggat di nag Moustapha Gaye nekk tamit directeur technique national bi moom nag moo teye woon boobule entraînement bi nga xam ne dañ ci waajal lu jëm ci wàllum nag Afrobasket bi ñu jàpp ni ki fukki fan ak juróom-ñaar jàpp ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weerum septembre foofu ca Cameroun waaye nag waxtu wi entraînement yi nag joueuses yi nga xam ne fii ci réew mi la ñuy évoluer ñoom kese nag ñoo ci teew ñu ànd ci ak Sadio Abibouka ak El Hadj Diène. bii doon ñaareelu stage yu gaynde yu jigéen ñi te ñoom ñëpp ay joueuses locaux lañ. équipe bi jot a liggéey ci ay pàcc yu bëri loolee nag ngir mën cee tànn ñi ci gën a xarañ. à un moment donné il faut que ñu xalaat ne war nañu yokk xale ci équipe bi pour mën a gérer un peu la pérennité équipe nationale ndax équipe bu def 10 ans dina soxla souffle nouveau. stage bi nga xamante ne Tafa Gueye moo ko jiite te lundi bu ne day am du Ndakaaru rek la yem. liste bi elle est pas fermée du tout chaque semaine xale yi li ñu def championnat bi ñu ngi koy xool ku ci mérité ñëw dinañ la invité pour nga ñëw wat de ses preuves. Elma Malou doon meneuse ay Séville de Dakar daal dinay dikkaat ci tanière bi ginnaaw bu mu toogee ñaari at ca France. non du yomb parce que li ma toog xaw naa bëri boo xoolee physiquement coach bi dafa appuyer sur physique bi liggéey bi war dinañ ko def pour mën a bokk si ñuy représenter Sénégal. stage yi nag li ko waral moo di tabax équipe bu rëy bu compétitive bu mën a gagné Afrobasket bi war a am fukki fan ak juróom-ñeent jàpp fukki fan ak juróom-benn ci weeru septembre ca Cameroun. ca Pamante ñu àddu jëmale ci 8e de finale retour Ligue européenne des champions tey jii ci ngoon. waaw tey jii ci ngoon nag la ñuy amal 8e de finale retour Ligue européenne des champions bu 20h jotee Real bu Madrid moo fas yéene dalal ñii di waa Atalanta bu Bergame di fàttali nag match aller ba ñii di waa nag goney Zinedine Zidane yi ñoom ñoo daanoon ñii di waa Atalanta benn bal ci dara kon nag waxtu yi ñoom ñu ngi ci position bu baax ngir nag mën a qualifier jëm ci wàllum quart de finale yi beneen jongante bi 20h Manchester City moo ci dalal ñii di waa Mönchengladbach Manchester City tamit jàppal ne
ñoom ci match aller ba ñoo daanoon Allemagne yi 2-0 waaye nag boobu la jogante foofu ca Budapest lañ koy amalee ndaxte lu jëm ci wàllum nag Covid-19 moo tax ñu tàmmu boobu la jogante amalee ko foofu ca Budapest kon Mambay lii moo fi gënoon fës jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram. dig daje. 12h la doon ak Birahim Diadji Touré. Yacine Seck day ñëw tey wala Yacine. non Yacine en tout cas gars yi namm nañ ko de. gars yi namm nañ ko dina ñëw. on espère que tey dina ñëw. Birahim